waaw asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum mbokk amateurs yi. le 22 mai. arène nationale. man Boy Niang le fils de De Gaulle Thiapathioly maa leen di jox rendez-vous. Mama Lamine Garga 2 drapeau Abdou Karim Sall. ci combat Kajoor production muy Ibrahima moo ko tëgg muy Kajoor production muy combat bu rëy combat espoir. maa ngi ci woo soppe yi di ci woo am di jàmm yëpp. ñu ngi leen di jox rendez-vous foofu man Boy Niang dinaa fa ñëw incha allah di fa woo sama fans yi ak sama am di jàmm yi bu jeexee rek jeex na dëggal neew. di leen nag am seen dina dugg si ak culture séeréer. dina maye tamit ici ci culture Joola. asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk yi ñu seetaan ci luttetv.com ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax am mbégte bu baax toogaak ak yéen sekk ak yéen waxtaan bi ñu ngi toog ak ki nga xamante ne moom mooy Bamba Mboup ñu ràññee kanamam bu baax a baax depuis un bon moment muy yëngu ci li nga xamante ne moom mooy wàllum formation des lutteurs gis ngeen ay ñoom champion yoo xamante ne ñoom ñooy Quench ñoom Nekorel ñoom Tafa Gueye numéro 2 ñoom Kona ak yeneen champion yu bëri ñu gis leen ñu dugg ci li nga xamante ne ay formation la. ñu dem di ci gis ay tafaatin di ci gis yeneen champion temps yi yëpp ñuy woote di naan mbëri ñu ngi leen di former en sécurité ñu ngi leen di former ci yeneen matière donc tey ndeyu mbir gi tey moom lañ toogal mooy Bamba ñu fas yéene waxtaan ak moom ci problématique bi nga xamante ne am na ci làmb ji mooy wàllum sécurité ci biir stade yi ak mbër yi nga xamante ne amuñu métier ak moom lan mooy mission am ci làmb ak ñan ñoo ko ciy jàppale ak tey fan la bëgg a yóbbu li nga xamante ne moom mooy làmb wala fan la bëgg a yóbbu ñi nga xamante ne ñoom ñooy mbër yi Bamba maa ngi lay nuyu. asalaamaaleykum Beuz mon frère maa ngi lay nuyu di nuyu Mohamed bi nga àndal waaw di sant yàlla bu baax di julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam di am kontante ak fierté tey seetsi bi ngeen ma seetsi franchement am naa ci kontante trop wax dëgg yàlla. macha allah di nuyu ñëpp nag di nuyu Sénégal yëpp ku ci nekk maa ngi lay nuyu di ñaan yàlla na réew mi am jàmm di nuyu monde sport yëpp. di tamit di baalu ñëpp ak parce que ci Korité lañ jóge démb kon nag di ñaan yàlla nañu yàlla jéggal te ñu teewe ko ay déwén yàlla may ñu wér may ñu sutura may ñu fekkeek tal di am kontante bu baax a baax di nuyu waa association FILS yëpp ndax man dëgg la man maa ko jiite may président bi mais seen ay kilifa laa ci am tey seen ndaw laa seen doom laa maa ngi nuyu ku ci nekk rek sa tur ak sa sant. balaa ñu ñëw ci FILS tey Bamba lan moo ko booleeg làmb kan mooy Bamba ak lan moo tax tey jii nga ñëw tey créer association bi nga xamante ne moom mooy FILS tey nga xamante ne mbër yi nga ci ciblé lan moo la booleeg làmb. waaw Beuz man damay doomu Fass waaw yàlla dafa def ma juddoo Fass te ku ne xam na ni Fass ku ne Fass ni làmb waaw Fass dëkku làmb la ma juddoo Fass màggee fa yaroo fa. ñëw Parcelles Assainies encore ku ne xam na ni Parcelles Assainies tamit dëkku làmb la ba pare nekk doomu Bawol parce que suma famille tey waa Bawol lañu kon nag ñett yooyu ma lim muy Fass di Parcelles di Bawol ku ko xam bëgg làmb dama ko yàgg bëgg samay nijaay daan ànd ak Moustapha Gueye Mbaye Gueye aussi tamit nekk sama kóllëre papa ñu yàgg lool tey làmb loolu moo ñu ci dugal ñu yàgg dund làmb yàgg ko bëgg. mais li ngay def nii tey ndax da nga ci am formation pour mun tey di créer association bu mel nii wala tey da laa neex rek nga jékki-jékki gis ni mbër yi am nañ problématique côté formation ak insertion nga dugg ci. waaw kooku li ñu dugal ci cadre formation professionnelle parce que ñun dañu nekk xale nekk ndaw bu yu teel a génn dem à l'étranger à l'âge de 19 ans lañ dem bitim réew dem Europe mais bi ñu demee yàgg bëgg liggéey sécurité garde corps rapproché agence bi ma njëkk a dem Rome. pour liggéey ak ñoom bi ma demee bindu pour liggéey dañ ma ni nit ki mënul def dara ci métier bu mu mën a doon corps de métier bu mu mën a doon il faut que moom une formation professionnelle noonu ci lañ ma ni accepté nañ la biñ ma defalee entretien accepté nañ la pour jël mais à condition ñu former la nga doon un professionnel ba pare ñu soog la insérer nga soog a mën a liggéey ak ñun noonu ci lañ ma formé 6 mois biñ ma formé macha allah ci formation boobu ma am ci xam-xam macha allah xam ci lu bëri ci cadre sécurité. ci noonu laa liggéey ak ñoom 10 ans mais Olof Ndiaye dafa ne tukki jom la mais ñibbisi fula la ku ne xam na ni ñun suñu réew la ñu am lu ñu am Sénégal moo ñu ko gënal ci la ñu ñibbisi Sénégal bi ñu ñibbisee li ñu njëkk a def mooy dem dagg licence promoteur commencé tëgg ay làmb. tëgg nga ay combat. tëgg nañu ay làmb. yan combat nga tëgg kan ak kan. làmb tëgg mais nag ñun lu ci bëri mbapat lañ daan tëgg nañu fi Dakar mbapat yu bëree bëri ci banlieue bi tëgg nañu aussi ci région yi parce que boobu dafa am benn cible bu ma bëggoon parce que tey àdduna lépp loo gis rek da ngay jaar ci mbapat boobu gis naa ni man li ma dund Europe mooy gis naa ni y a beaucoup de lutteurs au Sénégal dañ naan CNG ñi ngi naan 8000 ñi ngi naan 10 000 ñi ngi naan 7000 te at bu ne mën naa ni ci ñi ciy bëree du mat sax un nombre de 500 làmb nag nekk suñu xale yi nekk suñu rak ku ne xam ne làmb ay jàmbaar rek a koy def mais tey
cible boobu mbër yi bëri nañu mais ñu ci bëri da ngay gis comme ku mel ni sam papa Mbaye Guèye dafa am kàddu gu mu daan wax ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla yërëm un vieux très noble bi nga xam ne moo nekkoon sama vice président yàgg ma gunge moom bi ñu créé association FILS dafa ni association yu bëri bokk na ci mais ci ko gën a neex bi ci la bokk parce que moom carrière am li mu ci gën a rëcc mooy métier parce que nee na moom da daan dawal mais heure bi bu mënoon delluwaat xale def formation sécurité wala mu def beneen formation am diplôme tey diplôme boo ko amee rek tu as un métier loolu la gën a rëccu mais ñu gis ne xale yi bëri nañu xam ne ñu jar a jàppale ñu parce que xale yi ñii entraîné nañu ñii am nañ doole ñii du ñu bëree wala bu ñu toogee dinañ bëree toog ay at du ñu bëree. léegi nag bi ñu demee ba saytu nii xale yi buzz bëri nañu Sénégal macha allah doon ay jàmbaar di entraîné parce que làmb dara gënu ko metti ki nga xam ne dafay xëy 6 heures du matin dem dunya entraîné ji ñëwaat tuuti dem salle récupérer ñëwaat ngoon si mu demaat contact léegi nag kooku addunaam yëpp mi ngi sacrifié di entraîner parce que il faut que mu am lu mu lekk il faut que mu am lu mu naan léegi bu toogee 1 an 2 ans bëriwul tey dooleem bu fekkee dimbaliwuñu ko def ci boppam une formation professionnelle wutaluñu ko métier mais mën na utiliser dooleem ci leneen loolu nag mooy inspiration un lutteur un métier ci la ñu créé une association qui s'appelle formation insertion des lutteurs du Sénégal di nuyu membre association FILS yëpp ci noonu lañ ko taxawalee di ci gërëm aussi suñuy waajur mais di ci gërëm aussi sama sëriñ sëñ Abdou Karim mu sëñ Fallou parce que moom la ñu njëkk a seeti waxtaan ceeg moom mu honoré affaire bi ne promoteur yëpp ñu ngi fiy ñëw mu koy rafetlu mais li ñu bëgg a def ni jaamu yàlla la jàppale mbër bi formé ko wutal ko xëy mu am lu mu mën a yóbbu seen kër nga xam dina ko mën a booleeg bëri bi kooku moom lu mu ci mën dina ko def moo njëkk jël xéewalam jox ñu bi loolu jàllee nag ci la ñu ñëw tàllal loxo ministère yëpp mais mu am ci benn ministère boo xam ni faw ñu beral ko nuyoo muy le ministre Dame Diop le ministre de la formation professionnelle de l'emploi de l'apprentissage et de l'insertion parce que moom it tamit dafa am lu ñu ko dénk mooy wàllu formation professionnelle ak jàppale nit ñi insérer leen mais bi ñu demee waxtaan ak moom li ko gën a enchanté mooy le fait que ma nekk un immigré de retour bàyyi lépp Europe mu ne ma gëm-gëm ak bëgg sa réew mën ta weesu lii ci la ñu ñëw waxtaan ak moom mu rafetlu ko ne dinañu ci accompagner dinañu ci jàppale noonu franchement ci la ñu bëggoon def une tournée nationale parce que dañu bëggoon def ay forum pour woo xale yi yee leen pour ñu ñëw ñu former leen moom mu ne moo ñu njëkk a accueillir Diourbel mais mu accueillir ñu woo tous ces directeurs directeur de la formation professionnelle 3FPT direction de l'emploi ANAMO jox leen ay instructions pour tey ñu signer ay convention pour former xale yi ni may waxee ak yow nii tey former nañu 500 lutteurs yoo xam ni tey macha allah formé nañ leen te formation yooyu Fit Protection International ki leen formé Matar Diop tey GIZ la génnee formé na leen ba tous les tey ay mbër yu mag mooy ñi nga tudd léegi tey bu ñu demee Bébé Saloum Quench Nekorel Eumeu Sène Junior Pakala gars yëpp ñoo leen formé. mais da nga leen formé en quoi ci yan domaine nga leen. waaw ñu ngi leen formé parce que FILS li ko tax a jóg bëri na tey formation muy ISADIE sécurité garde corps rapproché agriculture mais ñoom ñu ngi leen formé ci ISADIE ak sécurité. parce que tey li ñu leen formé c'est sécurité ISADIE tey loolu lañ leen formé ba tey ils sont qualifiés tey ñoom ñëpp ku ci nekk am nga sa diplôme. kon yéen dafa mel ni sax yéen su ma leen déggee wàllum loolu ñu doon wax ay lutteurs nervis yéen da ngeen contre loolu tey mbër bi nga xamante ne day ànd ak ay politiciens yéen da ngeen bëgg mu def une formation. waaw tey loolu lañ fi bëgg jëlee pour te dire mooy li ñu fi bëgg jëlee mooy mon nervi parce que un nervi c'est quelqu'un qui ne comprend rien parce que tey bu ñu nee nit ki jëlal sa loxo dugal ko ci taal bi. mais tey si tu es conscient nga xam ne yow nit kuy réfléchir nga ku ne xam na ne boo jëlee sa loxo dugal ko ci taal bi day lakk mais tey un nervi mooy quelqu'un boo xam dañ ko naan Xaadim demal nga dóor Mohamed mu dóor ko mais un professionnel dañ lay jàngal yow li am solo mooy nooy protéger sa VIP moo xam un politicien moo xam tey keneen moo xam buzz moo xam keneen boo àndeek moom yow li am solo mooy sensibiliser mooy nga protéger ko foo leen mën a andi tam bu nit ñi bëggee indi dégâts mooy nga sensibiliser leen waxtaan ak ñoom loolu mooy un professionnel mooy encadré la ba nga nekk nit koo xam ni li ñuy njëkk a def ci yow mooy xam-xam boo xam ni xam-xam bu sell la da ngay am civisme am retenue ba pare xam ni ngay doxalee loolu nag la yàlla def ñun def nañ ko ci lutteurs yi ba sant nañu yàlla ba élection yi passé aussi tey ñu ci bëree bëri ànd nañu ak ay politiciens parce que seen liggéey la dañ leen woo di leen fay mais macha allah dégguñu ci am na ci yu fu bëree bëri dégguñu fa ay dégâts tey xale yi formé nañ leen doon nañ ay professionnels ànd ak seen VIP protéger leen parce que loolu lañ leen jàngal
macha allah ci loolu noonu lañ dox. mu am beneen étape boo xamante ne bokk na ci seen slogan formation insertion ngeen wax gannaaw bi nga leen formé insérer leen mooy utal leen liggéey daanaka fan ngeen toll ci loolu. waaw insertion bi tey FIS muy formation insertion des lutteurs du Sénégal bi ñu ko defee ba pare dañu créer une agence de sécurité qui s'appelle RNB sécurité RNB nekk tur bu original bu professionnel boo xam ni maa ngi ciy nduyu grand Ndiaga Diarra Thioune l'agent de Tafatine mu inspiré wu tur boobu noonu indi ko ñu toog parce que ñoo ci ànd di liggéey ñu ngi ko ci nuyu bu baax a baax RNB sécurité tey moom la ñu indi teg ko. parce que boo nee RNB sécurité tey da nga ni formation insertion FIS dafay former mais après kii mooy ñu créer une agence de sécurité jéem a xool nu ñu recruter xale yi pour jéem leen a jàppale tamit ñu liggéey sant nañu yàlla nag ba RNB sécurité actuellement taxaw na tey RNB sécurité mi ngi tàllal loxo état ak secteur privé yi muy secteur privé boo ko déggee mooy banque yee ngi fi yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen hôpitaux yee ngi fi yeneen mi ngi fi tey yooyu noonu lañ ñu tàllal leen loxo bu baax mais di ci remercier gum ki nga xam ne actuellement mi ngi ñu ciy jàppale muy le directeur de l'emploi tey parce que tey président dafa am lu mu fi teg muy convention état employeur tey ministre de la formation professionnelle et de l'emploi la ko dénk Dame Diop dénk ko Modou Fall muy le directeur de l'emploi wax dëgg yàlla tey y a 40 lutteurs yi nga xam ni tey bi ñu defee formation bi ba pare tey ñoom moom inséré na leen ba xale yooyu tey macha allah ku ci nekk weer bu dee bu ne yaa ngi liggéey di am loo yóbbu say kër te à part loolu ci 500 lutteurs yi am na ci ñoo xam ne am na ñu leen jël directement parce que tey dama ciy am mbégte tey képp koy def concert wala lu mu mën a doon mu Youssou Ndour ak ñëpp damay gis sama éléments yi ñii ñu former leen nit ñi woo ma ne ma Bamba wax dëgg yàlla formation bi am na solo loolu sant yàlla la tey bu ñu calculer lépp tey mën nañ ni fii si 500 lutteurs yi y a plus de 150 yoo xam ne tey ñi ngi ci seen. ñeneen ñi ñu ngi ci yoon. te ñeneen ñi ñu ngi ci yoon bi parce que fi ñu toll nii dañuy gën a tàllal loxo rek état parce que ñëpp daan na wax ni jàmbaar amul ku ñu jàppale rek am fii ku ñu jàppale rek nga dem. état ak secteur privé parce que numéro RNB sécurité mooy défilé noonu ci écran bi ngeen di ko gis pour que leen bëgg a contacter képp ko am manifestation wala nga am li nga xamante ni événement la wala même sax kër ak yu mel noonu ñu war a sécuriser yaakaar naa RNB sécurité loolu moo ko tax a jóg. moo ko tax a jóg te yamuñu rek ci sécurité dañ ne sécurité nettoiement déménagement tey les lutteurs ñi ngi leen di former ci sécurité mais à part loolu ñi ngi leen bëgg former aussi ci nettoiement. parce que tey les lutteurs tey war nañu mën a nettoyer ay affaire ba mu set déménagement am nañu kattan macha allah boo xam ni tey bës mën naa jógee Diamniadio bëgg ñëw Dakar am ay bagages ñu ñëw kii ko ñu kii ko indil ko Dakar kon nag RNB sécurité tey looloo tax a jóg pour créer emploi pour lutteurs yi daal li ñu bëgg daal mooy li ñu ñaan yàlla mooy mbëru Sénégal yëpp. yàlla dimbali ñu daal ba ñoom ñëpp ku ci nekk am formation am xëy boo mën a yóbbu sa kër. macha allah léegi nag gis nañ ni yéen a ngi commencé dugg ci région yi lu mel ni tey image yooyu ñuy gis yéen a ngi woon Diourbel doon fa def benn manifestation wala am lu ngeen fa doon tëral loolu est-ce que mën nga ci ñëwaat ak lan moo waral loolu. waaw tey Diourbel la ñu jógee nii parce que Diourbel ku ne xam na ni le ministre de la formation professionnelle de l'emploi de l'apprentissage et de l'insertion monsieur Dame Diop foofu la dëkk. Monsieur Modou Fall aussi le directeur de l'emploi foofu la dëkk te tubaab nee na il faut rendre à César ce qui appartient à César te yàlla dafa def tey ñoom dañu jàppale taxawuñu ba tey FIS mën a former 520 lutteurs ba FIS mën a insérer ay xale tey tamit ñi ngi nuyu le ministre des sports monsieur Matar Ba ak suñu kilifa bi nga xam ne tey moom la ministre des sports détaché boole kook ñun muy Bira Sène tey ñu nit waa FIS ak waa CRG bu Diourbel Etienne Ngom ak tamit Mbaye Diaw ñu ngi leen di nuyu tey lii mën nañ ni contribution la boo xam ni association FIS daf ko bëgg a def en partenariat avec la direction de l'emploi tey bu ñu jëlee teranga bu day ni drapeau chef de l'État ku ne xam na ne drapeau chef de l'État at bu ne dafa am région bu ñu koy jagleel mu nekk teranga bu rëy rëy ñu bër ko yóbbul waa Diourbel ñun association FIS en partenariat avec la direction de l'emploi dem Diourbel xale ya fa ne ñu jàppale leen former leen am yéene ci bésu final bi remettre leen seen ay diplôme ci kanamu la ministre des sports ci kanamu la ministre de la formation professionnelle ci kanamu Bira Sène ci kanamu amateurs yi ci kanamu le directeur de l'emploi yéene googu lañ am moo tax tey dem nañ tàmbali fa une formation accélérée professionnelle
tàmbali nañu tey def nañu tey suba cérémonie lancement bi ñu war a pare dimanche ñu war leen jox seen ay attestation jour dimanche bi kooku noonu buzz tey moom lañ fa def macha allah. tudd nga léegi wàllum làmb ñu gis ni dafa am ñaari combat yoo xamante ne dafa xaw a diis ci ndoddu làmb wala dafa xaw amateur yi dañu gis ni combat yu jafee sécuriser la bu ci njëkk moom mooy Papa Sow Siteu ku ne gis na làmb ji lu ci am Papa Sow rek pour mu accéder woon ci stade bi c'était très compliqué ci biir làmb ji gis nga nu mu yàqoo itam beneen combat bi muy Modou Lo Ama Baldé pour ñu defal pour promoteur bi amal ci face à face jafe woon na trop tellement que combat boobu ñaari mbër yi supporters yi ñuy drainer Jàmbaar production tëggaat revanche u Siteu ak Papa Sow naam jotuñu sax bëre Modou Lo Ama Baldé itam ba léegi des na ci loosu Luc Nicolaï ak staffam tey arène bi sécurité lan la ñu mën a xaar ci ñoom ci genre combat yooyu naka ngeen xalaatee ni ngeen ko mën a sécuriser. waa buzz arène bi sécurité déjà xam nga dafa wuyu làmb mës naa toog ak président CNG suma frère Bira Sène waxtaan ci ak moom parce que man maa fa demoon doon renouveler licence daje fa ak booy Maguette ak ñambe ndeysaan ñu rafetlu liggéey bi nee ma dañ la bëgg nuyoo ak président biñ ma yóbboo ci moom Bira Sène nekk nit ku yaru ku dal ñu toog waxtaan ma ne ko président Bira yow yaay suñu kilifa tey yow yaa jiite CNG parce que ñun li ñuy liggéeyal nii yëpp làmb lañ koy liggéeyal léegi nag FILS dafa créer une association mooy ñun yàlla dimbale nañu am nañu ay convention ak état tey mbër bi bu demoon di fay ay 500,000 ñun yàlla dimbali nañu am nañu ay convention yoo xam ni formation yi dañu koy defal gratuitement kooku déjà dara la ci làmb ndax le ministre des sports bi mu toogee jour bi mu lay fal dafa ni surtout la formation nañ ci gën a jàpp kon nag ñun tey mën nañ ni association lañ boo xam ne ci làmb lañ bokk beneen bi mooy taxawal nañ une agence sécurité arène bi sécurité nettoiement déménagement former des personnes très qualifiées ay lutteurs yoo xam ne macha allah fii Sénégal mbër yu am coow lañu léegi ñun dañu bëggoon waxtaan ak yow déjà loolu rek créer emploi la xool CNG nu muy amee partenariat ak arène bi sécurité ñu jéem a xool nan la ñuy jàppee ci làmb ji bu ko defee déjà loolu création d'emploi la mu rafetlu ko waxoon ne dinañ ci waxtaanaat tey arène bi sécurité tey buzz di tamit ci li nga ma laaj di nuyu sama frères yi champion yu mag yooyu noonu xam ni Papa Sow champion la Siteu champion la Modou Lo champion la Ama Baldé champion la ñu nekk ay xale yu am jom yoo xam ni fa ñu toll ba agsi fii ñoom ñoo ko ñafe mais tey arène bi sécurité tey li may wax toujours rek keroog laaj nañ ma ko TFM benn émission bu ma doon def ñu ne ma Bamba parce que saccage yu stade bi yàq yeeg yooyu noonu lan nga ci xalaat man leen li may ciy xalaat toujours mooy maa ngi sensibiliser supporters yi nga xam ne ñi ngi fay dem xam ne tey bu ñu defalee arène nationale bu rafet def fa ay milliards ñun ñoo mën a sàmm suñu alal te lii foo la rek bëre benn moment la ay adversaire lañu parce que ñoom ñi ngi def lu rafet lutteur VIP yenn saa yi nga gis Gris Bordeaux Balla Gaye Modou Lo Moustapha Tine suma frère ma koy nuyu de passage ku mën a sonn ci association FILS ak gars yi ñoom ñëpp xam nga yenn saa yi ñu am réunion toog waxtaan seen biir kon ça veut dire que ñoom jàpp nañ ni foo la kon supporters yi aussi nañu jàpp ni foo la beneen bi ma ni tey ñun formé nañu Parcelles formé nañu Fass formé nañu Lansar parce que tey boo demee Lansar Quench Nekorel Tigre bu Lansar booy Bulaal booy yëpp ñoo leen formé boo ñëwee Parcelles Assainies fii booy Laadum ay booy Brise de Mer Albouri ñoom ñëpp ñoo leen formé tey boo demee Fass formé nañ fa ay mbër ñoom Mamor bu Fass ak Tafa Gueye numéro 2 keneen ak keneen ak keneen nga dem écurie Tëngéej aussi noonu xam nga tey làmb bu amee Parcelles Assainies war a bëreeg Lansar comme Papa Sow mu war a bëreeg Siteu tey arène bi sécurité tey parce que président de la République wax na ko keroog ci visioconférence ba ak Aliou Ba daf ko fekk Aliou c'est mooy chargé relation mooy chargé école de écurie bu association FILS da ko interpellé ci sécurité bi wax ko ci affaire FILS ba directrice 3FPT Abi Sey maa ngi koy félicité léegi moom lañ yóbbu DER ba wax formation yi muy def ak FILS Abi Sey xamal ko ni formé nañu ay lutteurs Aliou Ba wax ko ci intérieur stade bi président ne ko loolu am solo la extérieur stade et service d'ordre muy GMI ak police ak gendarme ñoo ko mën a gérer mais li nga wax nii kooku ñi ngi koy waxaat ñi ngi tàllalaat loxo président jox instruction le ministre des sports ne ko comme que y a des lutteurs yoo xam ne formé nañ leen jéem a xool nu ñu defee benn collaboration ak ñoom benn ñi ngi leen di créer emploi te ñaareel bi dañuy sécuriser affaire bi jéem a xool nu ñu jàppee ci affaire bi parce que tey li ma la wax léegi rek tey ñoom Tigre bu Lansar ak ñoom Quench
bu fekkee yëgal nañ leen fa ñu yàkkee ñoom supporters yi am na benn rusukaay bu ñu am ci ñoom genre istadier la ay istadier lañ mën nañ leen sensibiliser léegi tey Parcelles Assainies supporters yi la côté bi ñu nekkee tey bu ñu jëlee 10 éléments teg leen fii ci kaw jël 10 éléments yu ñu formé parcelle teg leen fële ci kaw service d'ordre bi jàppale leen ci ñi nekk ci suuf yaakaar naa ne loolu bu ñu ko defee dina am lu bëri lu ñu wàññi ci saccage bi kooku joxe wax naa ko tey Mbour formé nañ fa ay jeunes Thiès formé nañ fa ay jeunes bu fekkee ne tey CNG woon nañu ministre sport wooñu waxuma la rek ci làmb ji mais même ci football bi ñu jox tey ñu ànd ceeg arène bi sécurité lënkaloo ak ñoom def ak ñoom benn partenariat yaakaar naa ni daal ñun côté boobu arène bi sécurité daan leen ci mën a jàppale ba saafara mbir moomu noonu. surtout que mbër dafa bëri ay supporters ba pare mbër xam vraiment waa gox bi yëpp. donc bu nekkee tey yéen seen démarche moom mooy kon mbër bi day nekk ci tribune yi encadré supporters yi nekk ak ñoom. mais boo seetaanee match yi tey championnat Angleterre wala championnat Italie di nga gis ci tribune yi ñu sol ay gilet mais loolu lañ tuddee istadier tey match yëpp da nga leen di gis ñu doon ay ponkal macha allah yoo xam dañu sol gilet mais pour sensibiliser les jeunes parce que tey boo ku mel ni Quench ku mel ni Nekkorel ku mel ni Eumeu Sène junior ku mel ni Mbaye Tine numéro 2 Tigre bu Lansar Tafa Gueye numéro 2 booyee macha allah dañu am coow Tanor bu Diourbel tey bu ñu yéegee tey côté boo xam ne tey comme par exemple Siteu moo doon bëre mais Quench ak Nekkorel bu ñu sensibiliser xale yi dinañ am lu ñu leen rusee léegi nag loolu noonu moom la ñu tegoon ci table bi li ñu bëgg rek mooy li may wax toujours rek yàlla dafa def li am solo mooy buzz Sénégal bu ñu amee ay ndaw yoo xam ne gëm nañu seen bopp tàllaluñu kenn loxo ñaanuñu kenn ku mel ni man bitim réew ba ma fay jógee sama liggéey bu baax la fa bàyyi ma wane woon fa civisme ak correct boo xam ne sama patron daf ma bëggoon bi may ñëw fii dafa am lu ko nakari parce que tey bu dee tey da nga yor nit mu lay liggéey bu rafet mu jékki-jékki bëgg la quitté du la neex tey man su ma ñëwee def 10 ans Sénégal bëgg sama réew moo tax li may def nii di ci ànd ak ay nit dañuy volontaire rek di ko def kon nag tey ministre sport wala beneen ministre bu amee chance ñu mel ni ñun ñëw am détermination nangoo liggéey bëgguñu lu yomb bëgg lu jëmale suñu réew kanam li leen war mooy wooñu ànd ak ñun. donc yéen pare ngeen pour toog ak tey li CNG ministre des sports jot nga toog ak Bira Sène est-ce que def nga demande pour toog ak monsieur Matar Ba. Matar Ba wax dëgg yàlla nit ñi ñu ngi koy dox. waaw bugguma lim ay tur mais ñu bëri ñi ngi dox pour ñu toog ak man te mu toog ak man tamit solution rek lay lijjanti maanaam solution bu ñu lijjanti la rek man je l'estime beaucoup parce que macha allah nit ki li ko yàlla may aussi da nga koy nangul nit la koo xam ne bi mu ñëwee mi ngi liggéey bu rafet macha allah aussi macha allah indi na fi Coupe d'Afrique ak yeneen boobu ba léegi xëy na yàlla moo ko jotalagul mais ku mel ni man ak waa association FILS ak arène bi sécurité Matar dafa war a toog ak ñun ak le président Bira Sène yaakaar naa ne bu ñu toogee ñun ci monde sport lañ bokk ñun ñëwuñu pour xaj ak seen déedéet ñëwuñu aussi pour wane ni dañoo nekk en hauteur déedéet dañu ñëw rek pour jéem a xool nu ñu liggéey suñu réew ba mu rafet kon monsieur le ministre des sports comme ni Dame Diop def nii ak madame ministre de la jeunesse Fatoumata Néné Tall xam ne lu ñu am dañ leen koy wax ñu taxawuñu ñu moom Matar bu ko bëgg sport la nañ xool nu mu amee partenariat ak FILS ak arène bi sécurité ba mbooloo mi stade yi ne Sénégal daan ci ko ci mën a gunge ànd ceeg moom mu créer emploi xale yi di ci mën a am salaire par mois di ci gis seen bopp waaw kooku noonu lu am solo la buzz. macha allah kon mbokk yi waxtaan baa ngi noonu yaakaar naa gàtt na waaye am na solo itam tënk nañu lépp wax nañ ci cadre FILS projet yu mu am formation ak insertion des lutteurs waxtaan nañ itam ci li nga xamante ne moom moo ko tax a jóg waxtaan nañ itam bu baax a baax ci wàllum sécurité bi ci arène yi. waaye itam waxtaan nañ ci li nga xamante ne moom mooy déménagement ak ni ñu koy waxeete sécurité déménagement ak nettoiement donc yaakaar naa yooyu ay nouveauté la yoo xamante ne bàyyiwuñ koon xel mais loolu lu am solo la kon képp ki nga xamante ne bëgg na dooleel arène bi sécurité rek yaakaar naa seen contact yaa ngi noonu ñu nekk ñoo xamante ne macha allah ñu ngi apprécier démarche bu baax a baax par yàgg nañ di jooy naan mbër yi dañu war a am métier te bu ñu demee ba am slogan un lutteur un métier yaakaar naa c'est pour le grand bonheur des amateurs de lutte ndax yéene nañu mbër yi ñu am jàmm yéene nañu mbër yi ñu am développement bu baax ci li ñu def Bamba looy tàggatoo. waaw li ñuy tàggatoo rek mooy bës di la sant bu baax. di am lu ma souligner waat rek ci lutteur VIP yi comme ni Moussa Fatine def wax dëgg yàlla di approché wu FILS bëgg nañu ñoom ñëpp ñu def comme moom parce que boobu ba léegi mi ngi ci ànd ak agent am lépp lu ñuy def ñu ñuy gunge di ci ànd ak ñun kon nag nit buy def lu baax aussi da nga koy féliciter bu baax ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla fay yiw mook Njaga Jaara Cun ak association FILS yëpp
Beuz maa ngi lay gërëm yow it aussi parce que yow it yaa ngi def innovation bu am solo ci làmb am nga yar am nga teggin kon nag yow it état ñi ngi ñaan mu jàppale la parce que ku mel ni yow aussi nit ñi war nañ laa bàyyi xel parce que man li may jàppee nit rek mooy taalibe am nga yar am ngay qualité te aussi bëgg nga liggéey kon nag état ak secteur privé yi nañ la bàyyi xel jàppale la yow ku la jàppale macha allah nit ku baax nit ku gëm job parce que li may gis sam bopp rek laay gis yow kon nag Lutte TV tamit ñu ngi koy ñaanal lépp lu mu bëgg rek yàlla defal ko yàlla ngeen dund ba seen télé bi xam nga adduna bi yëpp di ko dégg kon ñu ngi leen koy ñaanal di gërëm ñëpp di gërëm suñuy waajur di gërëm suma soxna di gërëm toute la famille di gërëm toute l'association FILS nag di gërëm waa ahlu làmb yëpp di gërëm aussi sama sëriñ sëñ Abdou Karim moom sëñ Fallou di am kontaante bu baax a baax ci yow jërëjëfati Beuz Mohamed aussi maa ngi lay gërëm bu baax a baax jërëjëf mon frère. jërëjëf kontaan nañu merci beaucoup. waaw asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum mbokk amateurs yi. le 22 mai arène nationale. man Boy Niang le fils de De Gaulle Thiapathioly yi maa leen di jox rendez-vous. Mama Lamine Garga 2 drapeau Abdou Karim Sall. ci combat Kajoor production muy Ibrahima moo ko tëgg muy Kajoor production muy combat bu rëy combat espoir. maa ngi ci woo soppe yi di ci woo am di jàmm yëpp. ñu ngi leen di jox rendez-vous foofu man Boy Niang dinaa fa ñëw incha allah di fa woo sama fans yi ak sama am di jàmm yi bu jeexee rek jeex na dëggal neexu. di leen nag am seen dina dugg si ak culture séeréer dina maye tamit ici culture Joola